Aboubacry ñu gis 31 décembre 24 ou 25 Sénégalais yi ak actrices yi ñoom ñëpp dañuy génn dem Sorano ñi dem Grand Théâtre ñi def monument de la Renaissance mais lu tax yéen ñi nga xamante ni maanaam yéenay tagg yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bu fête yooyu jotee duñu leen gis maanaam ngeen génn maanaam seen fans yi ak seen soppe yi di leen gis pour mën a dund ak yéen ambiance boobu wala mën a ànd ak yéen cantale leen yonent bi. waaw xam nga dañu comme ni ma la ko waxee Sénégal dafa yàqu-yàqu boo xamante ne c'est-à-dire say projet boo ko amee da nga koy liggéey ci suuf. gis nga ñiy dem tey ci yeneen bërëb yi. ñoom ñooy bëgg tey di ñëw ci ñiy tagg yonent bi. amaana xëy na tey bu ñu organiser woon tey loolu. amaana ñoom du ñu mën a sax dem ci yeneen yi. parce que fii Sénégal. tagg yonent bi am na fi doole goo xamante ne tey am na ay kilifa yoo xamante ne tey ay kilifa yu rëy lañu yu mag a mag. mënuñu dem ci ay yenn programme yi comme li nga wax léegi ay grand théâtre dañuy xaar benn Aboubacry organisé. wala kenn kuy tagg yonent bi organisé ñoom ñu ñëw. gars yi ñu ngi koy def ci ay tàkkusaan wala ay gàmmu 31 décembre am na ay gàmmu. ñaseen yi dañ koy def tijaan yi dañ koy def xaadir yi dañ koy def mais c'est que ni mu war a siiwee noonu la dul siiwee te Sénégal pour nga siiwal fi genre yooyu noonu dafay xaw a metti c'est-à-dire wax naa ko da ngay bëgg a innover mais Sénégal dañ la dul bàyyi nga innover daf ci am nit yoo xamante ne bokk parce que du ma nee Sénégal rek dafay mel ni damay ëmb ñëpp mais daf ci am nit yoo xamante ne en fait duñ la bàyyi nga innover yow da ngay xool comme par exemple tey ku organiser benn grand théâtre defee fa leneen yow nga ne pourquoi pas ma organiser tamit grand théâtre defee fa leneen ñoom ñu am neneen nuñ ko gisee mais dañu nekk ci dëkk boo xamante ne da ngay naxtaan ak ñoom parce que affaire bi ñun bi ñu commencé ak léegi yàggul ñaan nañ yàlla ba tey ñiy organiser ci stade yu mag yi wala ay grand théâtre li ñu fay organiser ñun tam ñu organiser fa parce que ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax yéen a ngi ciy liggéey bu baax a baax mais est-ce que dina yomb parce que ku ci mel ni Aboubacry war a wootee fi nga xamante ni moo di stade wala mu woote grand théâtre est-ce que public boobu mi ngi ci ginnaaw Aboubacry. man déjà sama public ëpp na grand théâtre xanaa kay dañuy wax naan stade te mag ñi ñu ñuy xàllal yoon bi parce que copie collé dafa am nee naa la tey ñun lu ñuy gis ne nit ñu ngi ciy defee leneen ñun dañ ciy gis yonent bi lañ ciy gis sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire tey man gëm naa ni insha allahu rabbi fekk yàlla mu ngi may wér ak gudd fan Aboubacry dina taxawee stade grand théâtre moom dama koy jëlale parce que pour man li tax defaguñ ko ba tey moom mooy Covid bi parce que ñu ngi woon ci projet bi demoon nañ ba jàpp date mais Covid bi moom moo ñëw yàq ko mais ñun suñu yow leer na la que ba leer na ñëw suñu public ëpp na grand théâtre suñu public ëpp na grand théâtre waaw loolu dafa leer mais Aboubacry bu ñuy déglu say biir wax à chaque instant da ngay jëmmal wala da ngay tudd Sénégal dafa doy waar dafa nekk dëkk boo xamante ni neexu la waxee Aboubacry ci say biir wax man damay jàpp ni da nga mës a dund loo xamante ni ci milieu bi lu metti la soit li fiy xew gars yi léegi dañu jàpp ni artistes yi ay mbër lañ dem nañ sax ba di liggéeyante ñuy téye seen baat ñii bu ñu xëyee pour ñu wax problème la est-ce que Aboubacry mës na dund lu mel noonu. Bon ay affaire de téye baat moom. yàlla moom suturaal na ma ci bu baax a baax li tax boo xoolee à chaque fois damay wax ne Sénégal dafa xaw a doy waar c'est-à-dire dafa je me sens un peu mal su ma ay soppe bu ñu may yónnee yenn affiche parce que c'est-à-dire yenn critiques yi c'est-à-dire critique man du ma def dara mais sama soppe yi parfois daf leen di metti ci ndaw boo xamante ne tey dafa jóg taxaw juste pour yokk cofeelu nit ñi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey Aboubacry doo ko gis mosoo ko gis ci affaire bu ñàkk fayda Aboubacry mosoo ko dégg ci lu ñaaw Aboubacry li yitteem yëpp mooy ku ko invité mu dem wayal la ak def ay innovation pour jëmmal li nga xamante ne mooy drapeau Seydina Mohamed ak mag ñi donc boo nekkee ci liggéey boobu di liggéey après yow ngay am yéene bi te am na ci ñenn ñoo xamante ne yàq moo leen di tax a jóg wala pour jaxase la ak kilifa diine yi yooyu daf may su ma ko waxee ak su ma ko waxul ça me fait mal parce que à chaque fois ça fait presque plus de 3 ans ay nit ñu ngi ci ginnaaw rek seen yitte yëpp mooy
jaxase ma ak kilifa yi. c'est-à-dire kilifa yi su ma nee kilifa yi. mooy tey suñu ay kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk Tivaouane. moo tax je lance un message. boo xamante ne dama koy jëmale ci kilifa yi. c'est-à-dire ñi nga xamante ne ñoom ñooy posté. di bind ay bind yu ñaaw. ñoom leen rek moo leen tax a jóg mooy jaxase ma. ak kilifa yi mais message bi may lancé mooy. kilifa yi amul kenn koo xamante ne. di nga dox ba dégg Aboubacry ci lu ñaaw wala dégg soppee Aboubacry ci lu ñaaw c'est-à-dire àdduna booy dox di nga neex ñii doo neex ñii léegi nag nañu xam ne tey ñi nga xamante ne Aboubacry neexuñu leen ñoo xamante ne tey ñi dañ naan Aboubacry neexuñu ñooñu li leen tax a jóg mooy yàq te ñi koy def ñëpp nag ci maanaam ci yow la ñuy bokk te nag yéenay bokk sax même tarixa kon daal si je comprends bien Aboubacry dafa am ñoo xamante ni dañuy toog di seetaan wala ñoo xamante ni dañ koy jéem a fa kastal pour jaxase ko kilifa yi nga xamante ni am pagaay déggoo man la ñi koy def ñëpp yéenay bokk tarixa te je pense que yow nit ki nga bokkal tarixa munoo def leneen du dul encourager ko mais di ko yàqal parce que nit koo xamante ni nañu waxante dëgg Aboubacry kaaf la xam foo ree man awma problème man yi nit ñi di def seen bopp defuma ko sama bopp c'est-à-dire comme taxawaayu star man taxawu ma loolu man leen laa am mooy baat bi ma yàlla dénk xam naa ne maa ngi ciy woy yonent bi maa ngi ciy woy sëñ Babacar maa ngi ciy woy mag ñi mais nag daf ci am ñoo xamante ne wax dëgg yàlla saay li leen tax a jóg mooy booy bi daal moom daal booy bee leen jaaxal te dañuy bëgg booy bee leen jaaxal dañu fexe nuñ ko jéem a fakastale xool nuñ ko fakastale te ñu ngi koy def nag ñu ngi koy def dafa antuwul te comme ni ma ko waxee rek fii yàlla moo fi nekk man li may def ni tëbuma tëb rek nekk ci xolu sénégalais yi man dama rompe quoi boo xoolee sama premier clip ci Facebook laa commencé di def ay vidéo dama rompe di dem ba tey yàlla def ma tey ma nekk ci xolu sénégalais yi donc bu ñu ma bëggee faxastal tamit dañuy sonn rek nañu bëggante quoi man damay lancer message ak ñoom mooy nañu bëggante man ak ñoom parce que man jàppalu ma leen dara leen daal laa ci am mooy damay jékki-jékki rek gis ay nit yuy saagante ci internet bi xam nga samay soppe après riposter tamit di saaga mais maa ngi lancé message encore une fois ñuy bañ a saaga xam nga parce que tamit neexul nga am sa nit di ko béggee ay nit taxaw pour di ko faxasal wala di ko wax yenn yi te man bëgguma loolu te léegi Sénégal loolu rek a fi am boo xoolee léegi yàqante bi dafa bëri mais Aboubacry kenn mënul dox ba yàqu ko waaw boo déggee mooy tey nga kenn mënoo parce que wax dafa garaaw gis nga lii micro bii nii ci fraction de seconde mun na defar sa àdduna ci benn minute mun na yàq sa àdduna donc looy wax rek dafay leer Aboubacry kenn mënul dox ba dégg ko ci lu ñàkk fayda wala nga naan yaa maa ngi koy jéem a yàq ci internet bi pour yàq deram non amul parce que xam nañ li ñu yor mooy lan te diine kenn du ko fooyee mag ñi kenn du ko fooyee kenn du leen fooyee donc voilà c'est ça quoi diine kenn du ko fooyee te mag ñi kenn du ko fooyee le 14 janvier une date 3 éléments yoo xamante ni réew mi dañ leen a bëgg Aboubacry yow yaay lim yow yaa ci nekk Aboubacry Samb Papis Kara Mohamed Alla Diop ñetti gone yooyu ñoo war a dem place du souvenir incha allah le 14 janvier mais mu judd ay coow juddu ci ay jiw juddu ci lan moo waral cool yi parce que Kara Moto dafa jël ñetti xale yooyu nga xamante ni képp kuy tàgg yonent bi wala képp kuy tàgg mag ñu baax ñi fi nekk yaakaar naa ni ñoom ñoo ko ci doy mu jël leen yéen ñett ñooñu boole leen ci benn guddi. waaw jërëjëf déjà maa ngi nuyu bu baax a baax Kara Moto Events ndax ndaw la boo xamante ne lenn moo ko tax a jóg c'est-à-dire moom comme ni ngay gisee naan promoteur bi mooy tëgg Zénith promoteur bi mooy tëgg Grand Théâtre moom dafa nekk ndaw boo xamante ne dane du ma dem Zénith du ma dem Grand Théâtre pour ay affaire de musique mais damay nekk promoteur bi nga xamante ne lenn moo may tax a jóg mooy di organiser ay événement ñi ciy tàgg yonent bi kilifa yi di ci ñëw nit ñi di ci ñëw ñuy bëggalante ci yonent bi c'est-à-dire moom moo organiser événement ñu bëri dañuy jàpp ne événement bi man maa ko organiser moo wax nga ko léegi coow juddu na ci te coow mënut a ñàkk parce que nee naa la innovation tant que yaa ngi koy def rek coow dafay am moom moo organiser événement ne man de dama bëgg organiser benn événement boo xamante ne Papis Kara Mohamed Alla Diop Aboubacry Samb yéen a koy def parce que ñoom du ma ne ñoom la sentir mais dafa gis ne tey peut-être
ñii jeunesse bi bëgg nañ leen. parce que ñun jeunesse bi moo tax tey ñuy jeunesse bi moo tax ñuy way. ñuy génnee ay clip. suñu yaay yeeg ñëpp tamit ñooy tax ñuy génnee ay clip. donc tey liggéey bi nga xamante ne tey ñun ñu ngi koy liggéey. moom la gis mu ne léegi daf ñuy tëgg benn événement. tëgg événement bi place du souvenir. def ko entrée 50 000. couple 100 000. table 500 000 léegi li indi coow li mooy couple. Aboubacry loolu coow amu fi. tëgg sa événement ne couple. couple kay kuy ñëw. jàpp nañ ni monsieur lay doon ak madame. waaw ñëw nag pour ñu sant yonent bi xanaa kay loolu coow warut am. voilà léegi nag ñun defaguñu conférence de presse. defaguñu benn vidéo pour expliquer événement bi naka lay demee. ñoom dañu gis affiche rek. gars yi commencé dugg Twitter. dugg ci yenn site internet yi. commencé bind. non booy bi dafa def nii booy bi dafa def nee booy bi dafa jóg pour yàq booy bi dafa def nii dafa. alors que c'est pas ça bu ñu waxee couple mooy ñun on est des responsables. ay responsables lañu. c'est-à-dire dañu am ay maman. am ay papa yoo xamante ne ay kilifa lañu. tey mënuñu dem baali ji. mënuñu dem tey ci ay conférence mënuñu dem tey ci ay gàmmu. mais tey mën nañu. tey déplacé wu tey Aboubacry organiser dara. ñu ne ñoom dañuy ñëw c'est-à-dire ñun dañuy dem seeti suñu ay yaay. ak suñu ay kilifa yoo xamante ne tey ñoom ñu ngi ci diini ji. ñu dem jox leen carte. ñu ñëw ànd ak seen soxna. ànd ak seen njaboot ñëw. moo tax ñu ne couple 100 000 mais ñoom dañu dégg couple rek allez hop coow li ñëw et puis. 50 dañu def entrée 50 000. entrée 100 000. def table de 10 personnes. 500 000. mais bu ñu ko defee mais lu war la. parce que barki dem mondiaay suñu papa Youssou Ndour. mais dafa organiser Dakar Arena. ay nit déplacé wu jóge fii dem ba Dakar Arena mais mën naa ne plus de 300 millions. nañ dama xaw a dama estimer plus de 300 millions ci ay nit. parce que boo fa xoolee képp koo xamante ne fay na 20 000. mais xaalis bi mën na dépasser loolu. sëgëm ay nit. ñoom ñoo déplacé wu. dem ba Dakar Arena. sol seen essence. jënd ay yére yu cher. fay seen billet. dem jël seen temps fecc. mais yonent bi war na leen mën a jaral tey 50 000 100 000 500 000 ba 1 million. c'est-à-dire bu fekkee dañu wax ne 100 000 la. 50 000 la 500 000 la. mooy tey ñun lépp dañu bëgg a innover. c'est-à-dire tey ñu ne loué nañ place bii. parce que tey bu fekkee da ngay woo ay nit doo leen woo teg leen ci mbedd bi rek après ñëw taxaw di leen wayal mais da ngay ut place bu baax. nga loué ko ut ay table da nga koy loué. lekk yi. da nga koy fay. Kara Mboto il a dépensé beaucoup d'argent pour lekk yi kase. waaw il a dépensé beaucoup d'argent pour lekk yi kase. après nga sécurité bi nga war ko fay. mais tey loolu moom moo tax ñu xaalis bi ñu ne tey entrée bi 50 000 lay doon. 100 000 lay doon. 500 000 lay doon. man yàgg naa organiser des événements yoo xamante ne gratuite la. yàggul dara organiser naa fi benn événement boo xamante ne. entrée 15 000 laa def. entrée 10 000 VIP 15 000. mais antuwul parce que Covid bi moom moo taxoon te ay nit jaral na leen ñu jënd seen billet ba tey te fayoon billet yooyu. réserver ko joxe seen xaalis. Covid bi yàqu ko ba tey laajtewu ñu waat seen xaalis. mais événement bi man organiser wu ma ko. nit moo ko organiser muy Kara Mboto Events. ne dama bëgg nit ñi ñëw yéen ngeen bëggal leen ci yonent bi. mais loolu kay geste la bu ñu war a saluer. mais waruñu ko. vraiment naan non dafa cher wala lii c'est la première fois. wala booy bi day liggéeyal boppam. mais non attends mais bien sûr que dañuy liggéey. dañu yor njaboot. bëri na tey ñoo xamante ne tagg yonent yi ñiy tagg yonent bi dañu leen di xeeb. xam la moo tax. dañuy dem fu ñu leen invité wul. di dem ci ngénte yi. di dem ci dëj yi taxaw di way nit ñi di leen xeeb non ñun loolu dafa war a dàq. ñiy tagg yonent bi dañu war a xam ne tey bu nit di dépenser 1 million ci affaire de musique war nañ ko mën a dépasser war nañ mën a dépenser 2 millions ci affaire ci ñiy tagg yonent bi. c'est-à-dire ñun loolu lañ ci jublu. mais pas ay yàq wala yenn affaires yi coow li yëpp loolu la. mais daal damay wax ne. sëgëm nit mooy dépenser. ay xaalis bu bëri ci affaire de musique war na ko mën a dépenser ci ñiy tagg yonent bi.
voilà loolu moo nekk kàddu gu mujj gi nga xamante ni moom la Aboubacry di yëkkati Aboubacry boo doon def li nga xamante ni moo di bilan 2021 bi yow ci sa parcours naka lay doon ak naka ngay tàggoo Sénégal yi ak benn message ngay lancé la nouvelle génération xale yi nga xamante ni tey ñoo bëgg a mel ni yow wala ñi nga xamante ni ñoom ñooy lay bàyyi xel. déjà bilan bi may def ci sama ci 2021 bi mooy am na ñoo xamante ne ñoo bokkandoo woon di dund fii ci biir suuf tey gisatuñ leen. yàlla na yàlla yërëm leen. amiin bilan bi may def mooy yàlla may nañu ñu fekkee 2021 ba 2022 ñu ngi ko siy sant. di ñaan nag mu dollil ñu. amiin ñi feebar yàlla may leen wér. ñi tëdd ci prison yi yàlla génnee leen fa. ñun daal ñu ngi xam naa ne ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. et puis 2021 nekk nag lu neex ci man. mooy yàlla may ma ci tout tànk. ma tuddee ko sama yaay. macha allah. donc gannaaw yàlla bi ma may wér may ma gudd fan. cadeau bii la ma may ci 2021 bi. et puis bàyyi ma ak aussi sama ay soppe. donc message aussi bi may jeexalee mooy. maa ngi wax ne Sénégal. nañu delloosiwaat xel yi parce que lii fii xew léegi ñaaw na. doy na waar ñëpp a ngi ciy wax. dama wax ne ku dem ba bàyyiwuñu sëriñ si di saaga sëriñ si. man mii mënuñu ma bàyyi. mais nañu rafetalaat jikko yi. et puis ñu yërëmante si suñu biir. message boobu laa amoon. et puis surtout di gërëm sama ay soppe. di leen wax ne bu ñu mës a tontu. nañu liggéey rek parce que ñu ngi job. jaajëf. C'était Abdou Saliou Seye Aboubacry Sambou Télé Sénégal TV ñu ngi leen di jox rendez-vous très prochainement ak beneen daanaan waaye le 14 janvier incha allah bu leen ko kenn nettali dina neex dina yëngu ndax dañuy tagg ki nga xamante ni moo di yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam. mais bu boobaa yaay ñëw présenter artistes yi. bul wax dara loolu du problème doom day. dafa leer yàlla def jàmm.